jël beneen cas mooy léegi foofu ndox ma fa nekkoon deñ na li ma yor ci ndox pour jàpp bariwul maa ngi jàpp nag jàpp naa jàpp ba sama tànk rek des ma xool ne kër gi yëpp amul ndox te sama tànk des na benn ci tànk yi waaw waaw gauche bi la waaw d'accord waaw d'accord gauche bi la da ngay masa tànk déet non non il faut que déedéet ndox dañ koy raxas tànk dañ koy raxas kenn du ko masa tànk dañ koy raxas kenn du ko masa waaw à moins que nga sol xuf kii waa kawaseeg wala yooyu ci condition yi ñu koy utiliser mais ala kulli xaal léegi mais dama simmi woon samay daal dama simmi sama lépp pour génn ci wuute yëpp maanaam dafa fekkoon ma simmi sama dàll simmi samay kawas simmi sama lépp voilà jàpp sama tànk benn bi raxas naa ko bi ci des moo des ma dem fi ma leen wax sànq ubbi xool gis ne ndox ma jeex na mais ci biir cuvette bi am na tuuti ndox mais attention ci cuvette bi ndox mën na fa nekk te set. waaw voilà mën na fa nekk te set. ça dépend li nga fay fekkee ndox mi. voilà waaw man nag dama ko fa fekk ndox mi bëriwul. waaw xam nga noonu loolu moom xam nga du bari loolu bu ma ci raxasee loolu moo tax ma ni sama tànk rek a des moo tax ma ni sama tànk rek a des pour ma raxas ko. léegi mën naa xool tamit boobu ndox ndax xet gi wala caf gi. non mais bu ma ko xoolee léegi réponse bi c'est-à-dire que par contre su fekkee xool naa ko changé wul te gis naa ni xeetu ndox la yor mën naa ko bañ a ñam parce que sama njort day noot ci ne cafka gi aussi soppeeku. kii sax sorewul noonu. waaw te xet geeg cafka sorewuñ voilà. da nga koy ñam. déedéet du ma ko ñam. jarul ma koy ñam. nga xamee kon cafka gi changé. waaw maanaam damay njort ci lu noot ci ne. non booy njort moom da ngay foog ne cafka gi day changé ndax li koy ñam. non non déedéet. soo ko xeeñcoo rek. soo ko xeeñcoo rek di nga xam ba xam day changé. soo xeeñcoo rek parce que ndox mi day xeeñ dafa am xeet. soo xeeñcoo rek. waaw voilà. ah. voilà léegi su amee yéen li ngeen di liñ ciy def noonu di ko ci takk ah. waaw javel yooyu nga xamante ne ci lay. voilà wala mu am couleur bu bleu wala bu vert wala et cetera léegi bu boobaa ndox mooma nu may def mënatuma ci yeggale sama njàpp léegi boobaa benn solution laay am mooy ma tiim mais léegi mu des beneen affaire aussi bu mën a ne mooy su ma yoree ndox mi nga xamante ne maanaam damaa yor léegi kaasu ndox boo xamante ne ndox mi dama xool gis ne soow mi ma doon naan dafa def jeexital ci ndox mi mais jeexital gi bariwul est-ce que mën naa cee jàpp wala déet maanaam mën naa cee yeggale sama njàpp wala déet. waaw dama doon jàpp ba mu dese ma tànk par exemple mais ma gis ne kaasu ndox bi soow mi ma doon naan daf cee def jeexital fekk nag ndox mi léegi nag ñu ñëw sottil ma ci ndox. est-ce que mën naa ca jàpp yeggal sama jàpp. waaw. ah. waaw. bu ma ko. seggee su ma ko seggee. non mënatoo ko seet. non mënatuma ko segg dafa. waaw léegi wala suukar léegi nañu wax suukar maanaam benn bekk suukar moo ci dugg. ba mu saf ah. su safee suukar mënatul na ba baaxul. dafa taxir mais voilà dafa loolu dafa la taahir mais tahurul voilà léegi maintenant mais yor naa léegi sa tàmbaleegu ma jàpp ma yor pot ndox moo xamante ne ak kaasu ataaya ci ndox moo xam ne moom daa am suukar te munuma cee jàppoo benn waaye su ma leen boolee danaa mën a jàppoo léegi nag nan mooy condition yi nga xamante ne dina mën a tax ma jàpp ci ndox moom
mën nga leen boole mooy dama leen di boole. après léegi nga xool caractéristique. après ma daal di lan. nga xool caractéristique yi nga xool. ma xool ba xam cafka gi ba tey yor na cafka ndox wala xet gi yor na xetu ndox wala. wala melo bi yor na melo ndox ah léegi noonu lay xoole léegi dama yor sama paanu ndox léegi ma jékki-jékki rek gis masalan am sobe di ci dugg si ni ci toq rek mu bëgg a récupérer ndox parce que maanaam léegi déjà tey dama yor sama paanu ndox benn waay am lu ko dal rek ci saa si mu dagg toq deret daal di dugg ci biir ndox mi deret bi nag sobe la léegi toq deret moo dugg ci biir ndox mi léegi ndox moomu mën naa cee jàpp wala mën ma cee jàpp paanu ndox la. bien sûr boo nee da ngay profité tànk côté bi nga xam ne moom deret bi waaw. man damay xool ndax xet bi kii na ndax xet bi changé na. wala xet gi. mais surtout mais mu nekk mu safa deret la melo bi ngay xool est-ce que sang bi quantité bu ci daanu bëri na bu nekkee toq la. te nekk mu nekk paan man dama ci jàpp. donc moo xoolee gis ne que sang bi dafa mélangé et quantité bi dafa bëri et que ndox bi dafa commencé rouge wala ma gis ne que couleur commencé changé. dama ci jàpp. voilà léegi yow mais par contre loolu yaa ngi koy wax parce que mazhabu Maliki. voilà bu doon Shafi'i bi wala Hanbali wala Hanafi bi ñoom duñ ko mën a jàppoote mais par contre li seen jéeju wax ni loolu ngay def maanaam buy ciy toq rek comme mën nga ko dabaatal rek da ngay tànk foofa gaaw da ngay tànk foofa gaaw bu ko defee dootu du tasaaroo sobe bi du tasaaroo D'accord. ah dégg ngeen voilà léegi kon waaw loolu tamit beneen question la léegi dama yor bool bu ubbeeku bool bi ma yor dafa ubbeeku am na ndox mu ci ne yaa ngi dégg wanag bi maanaam ci wanag bi ni fa la nekk nag bool ba ci wanag wala ne ci suufu bool bi nii ci suuf dama fa gis ndox mu sobewu ci suuf mais ci kaw mooy fi ñu doon wax sànq foofu ndox mu lapp moo fa ne mu doon ndox mu baax a fa ne léegi bool bii ban façon ndox laa ban façon ndox man bool bi ndox mi ci nekk est-ce que mën naa ko jàpp wala déet. Bien sûr. hein waaw hein mais moom ci suuf la nekk. bool bi ci suuf la ne. ci suuf la nekk. ah bu dee chaise anglaise bi moom la ko ci jox. waaw chaise anglaise la wax non chaise turque. chaise ok. waaw turque waaw chaise turque la. je suis sûr que nag. Moustapha lan nga wax. chaise turque. non c'est question bi. d'accord léegi chaise kii ko. léegi wana bi chaise turque moo fi ne léegi leer na. waaw loolu leer na. léegi ndox mi ci benn. léegi nag à côté wala. voilà léegi ndox mi ci benn paan la ne ñoo ci benn bool la ne mais mi ngi ci suuf tegu ci suuf ci wetu kii. waaw ci wetu waaw chaise bi waaw. wala ne waaw. mais foofu yëpp dafa amee sobe côté bi ak côté bi foofu yëpp à côté dafa amee sobe ndox mi moom laa xool ndox mi waaw ndox mi moom mi ngi foofu. waaw. sobe ak lu sobe maanaam sobe ak taxur mën nañ ko cohabiter mën nañ dëkkandoo kii dendandoo waaye du yàq dara quoi. waaw te du yàq dara bu boobaa damay jël cosaan maanaam c'est-à-dire que bii zahir ak mooy loolu ne ta'arudu zahir wal asl maanaam cosaanu mbir mi mooy ndox dafa laabte laabalaat xam nga fii comme li sëñ Ba ko wax na ko sànq il faut que ñu am preuve buy wane ne ndox mi léegi changé na baaxatul mais fekk aw ma preuve buy wane ne ndox mi baaxatul dama koy daal di utiliser looloo tax cosaan bi moo ëpp doole donte zahiru xaal bi maanaam ni ma fekkee mbir mi mooy de peut-être que ni sobe bi dugg na ci biir ndox mi ah te bu boobaa mazhab boobu kooku ñi muy concerné rek mooy ñam Maliki yi seen yónnee ko ci parce que ñoom il suffit que mu bañ a changer donc su fait ñoom boo demee bokk ci ngir imam Malik moom yow ala kulli xaal da ngay utiliser ndox mi mais su fekkente ne ci yeneen ngir yi nga bokk bu boobaa
problème bi foofu lay ñëwee te question bi mooy cosaan bi ngay nootal ci kaw ci kaw zahiru mbir mi bi feeñ. mais fii nag contrairement ak ndox mi ñu fekk ci biir cuvette bi. waaw est-ce que fee da nga ni woon sama njort day noot ni. waaw ndox mi dafa. waaw doo fekk ne ci cosaan ndox mu ma doonul woon laab avant mais su fe voilà loolu moo tax mooy obligé di xool ndox mi ba pare voilà di di ko xeeñ voilà donc loolu voilà léegi nag gis naa ni kon question yooyu moom alhamdulilah leer na voilà léegi par contre nu may soppee ndox mi maanaam ndox bu fekkente ne dafa sobe def cee dugg ma bëgg nag mu wëlbati ko nekk looy ko sobe bu laab nan laay def waaw dama koy voilà damay jël beneen ndox rek sotti rek ba caractéristique changer voilà léegi loolu mooy beneen question bi mooy léegi dama yor sama ndox sobe dugg ci ma daal di jël toq eau de javel def ci biir ma gis sobe bi am mbir mi leeraat ndox ma leeraat ma gis ndox ma leeraat est-ce que ndox moomu mën naa ko utiliser wala déet. ça dépend ci ngir yi en fait am na différence. man de su jaxatel bi dañee rek enfin su sama tur de soobee rek ndox bi leeraat mën naa ko utiliser. loolu la xanaa fi ñoom non ndox mi mënul utiliser parce que dafa am sobe. nga jël beneen produit boo xam ne nii dafa la leer nekk day altérer goût bi. nga def ko ci donc ndox moomu. pour mu mun ci kiyaat soit da nga yokkaat ndox ba goût eau de javel bi deñ mais ndox moomu da nga ci jàppoo parce que ça répond pas au troisième critère mooy critère cafka bi parce que boo ci defee eau de javel même bu nekk dafa am sobe eau de javel day changer goût bi donc même bu nekkee kii microbe bi deñ na. eau de javel mu ngi ci donc troisième caractère du ko répondre donc man du ma ci jàpp. voilà léegi nañ jël cas boo xamante ne def naa ko ci mais eau de javel bi amut ci effet en fait bu ma ko ñamee tam eau de javel bi amut ci effet mais sobe bi moom leer na ma ne sobe bi moom mi ngi woon ci biir la nekkoon te changé woon na ko c'est-à-dire que bon wala dama jël cas eau de javel mais bu ma jëloon beneen produit chlore wala leneen. def ko ci de telle sorte que parce que xam nga produit chimique yi dañuy def noonu dangay jël ñaari produit yoo xamante ne vraiment benn ñaar yëpp a weex nga boole leen mu vert par exemple voilà léegi par exemple produit yi noonu la meloon c'est-à-dire que sobe bi mi ngi ci ma jël benn produit def ci rek mbir ma weexaat tàll amatul safka amatul xet amatul melo bu changé mu mel ni ndox léegi ndox moom mën naa continuer di ci jàpp wala déet. waaw ñun bu quotidien loolu la ñuy def ci ndox mi nii. mën nga ci jàpp. foofu am naa si que ça entre tahir ak tahur. entre tahir na ak tahur na. am na ci déedéet entre najis na sax la. najis na. entre najis na sax najis parce que loolu ba tey sobe bi mi ngi ci biir affaire bi daf ko nëbb. c'est-à-dire que dafa nëbb sobe bi loolu waxoon nañ ko fi. bien sûr mais ba mu des. éliminer sobe bi. voilà bu fekkente ne produit bi molécule produit bi day attaquer molécule sobe bi ba détruire ko. éliminer ko bu boobaa dañuy wax ne ndox mi dellu si na mën naa cee jàppoo. mais loolu nan lañ koy xamee. mais loolu xam nga ñenn ñoo ko mën a xam. ndox bi leer na rek. non loolu ñi ko mën a xam. am na woon bu dee suuf par exemple. voilà bu dee suuf la par exemple su dee suuf la moom da koy éliminer moom da koy dindi parce que suuf day laabalaate parce que suuf dafa am caractéristique boo xamante ne yeneen produits yi amuñu ko suuf ak ndox ñoom ñoo am ñaari caractéristiques yooyu mooy ñoom laa mën a utiliser pour mën a julli suuf ak ndox la mooy moo tax su ma jàppwul dañ naan ma wutal suuf ma tiim voilà et cetera donc suuf moom dafa am caractéristique bu spécial bu bokkut ak ndox bu bokkut ak leneen moom ak ndox donc loolu moo tax may soxla bu dee suuf laa ci def par exemple ba xet gi dañ caf ka geeg mel lépp dañ boobaa mën naa ko continuer utiliser ko wala boog mu nekk produit boo xamante ne mën naa xam ne dafa attaquer molécule yi te loolu par exemple chimiste yi mën nañ ko xam loolu moo tax ñuy soxla maanaam ñu leen di soxla ci loolu am naa keroog nag bi ñu waxee kii boobu ne par exemple
loolu dañ ko utiliser ci question bu gën a mag mooy par exemple recyclage mooy bu ñuy recycler waat ndox mi mooy ndox mi ci wanag yeeg yooyu dem war a ñu dajaloo fenn par exemple ñu war ko recycler waat indiwaat ko est-ce que ndox yooyu buñ ko indiwaatee dama ci mën a jàpp wala déet question bi moo nekkoon lool c'est-à-dire que ci parcours ndox bi ça dépend ci ni ñu recycler ndox mi léegi de ce fait comme dañ ko recycler comme par exemple comme ni sëñ Babacar wax ci ban ay ban lay jaar moom lañ ci def maanaam suuf donc ce qui veut dire que ni après day baaxaat. bu paree ci ban boobu en fait dañ koy rejeté waat ci milieu naturel bi. voilà dañ koy yóbbuwaat voilà ci milieu naturel bi mu doog a dellu si waat. voilà donc loolu mën naa ko utiliser sans aucun problème donc il faudrait bien voir question yooyu ci angle yooyu noonu maanaam il faudrait c'est-à-dire que parce que par exemple tey bu fekkente ne li ma ci def produit bi ma ci def dafa nëbb rek sobe bi mi ngi fi nëbb ko. daf ko nëbb rek lii daf ko nëbb rek mais waaw ndox boo gis par exemple on prend un truc concret nga def ci eau de javel. waaw eau de javel bi day éliminer affaire bi wala est-ce que day cacher juste affaire bi ci nekk. loolu moo tax voilà man loolu xaw ma ko voilà loolu moo tax ma wax la ne la voilà ça dépend du produit et voilà donc mais loolu man yow en tant que musulman d'accord la. comment est-ce que tu fais da ngay utiliser beneen ndox nga bàyyi ndox moomu. waaw ndox moomu. non damay utiliser beneen ndox. doo ci jàpp. en attendant may xam lu ndox ma def. mais par contre su fekkoonte ne par exemple ndox mi dafa laabul dafa potableul par exemple maanaam ndox mi mën naa ci jàpp mais sauf que dañ ne ma l'eau n'est pas potable maanaam ndox ma ca dex ga la jógee te dafa am ay microbes yoo xamante ne day joxe feebar sangam ak sangam xam nga ndox moom mën naa ko utiliser pour jàpp ci mais mënu ma ko utiliser pour naan ko. léegi tey su ma jëlee goutte eau de javel def ci biir est-ce que mën naa ko utiliser wala mënu ma ko utiliser mën naa ko utiliser même bu fekkente ne am na ci bàyyi na fi jeexital parce que loolu waxoon nañ ko ci xadis bu njëkk ba loolu c'était parce que maanaam loolu c'est pour defar ndox mi la loolu moo tax mënu ma ko ci bañ a def comme mënu ma ko ci bañ a def kon loolu moom maanaam beneen règle mooy dellu si mooy almashaqqatu tajlibu taysir maanaam jafe-jafe cas de force majeure fu mu teewee sharia day indi facilité. loolu mooy différencier cas bi wax nii sax ak bi nii. waaw ak bi ci des voilà. ñaari cas yi duñ benn. waaw parce que bee bu ma ko mënu ma ko utiliser sans ma def ci produit bi. parce que sinon parce que potable daf may jox ay feebar. alors que bii. alors que bële t'as la possibilité. voilà d'utiliser une autre eau nga bàyyi ndox. non parce que bee dafa sobewu moom déjà dafa sobewu alors que bii mën naa ko utiliser charia may na ma utiliser ko alors que bële moom dafa sobewu moo tax. daa nekk à l'état naturel du moins que c'est à l'état naturel. waaw mën naa ko utiliser bii nii bu mujj. voilà ndoxu dex la voilà donc yooyu. mais ndox bu nga jëfandikoo boo ci dolli waxtaan ndox mu bëree bëri après. bu ma ci uti voilà par exemple boo ci dollee ndox mu bëree bëri mën naa ci jàppoo. wala par exemple ma bàyyi ko fee ngelaw li di ko ëpp jant bi di ci tàppee ngelaw li di ko ëpp jant bi di ci tàppee ba xet ga caf ga meloo den tamit mën naa ko voilà mën naa ko utiliser. maa kenn du ma ne Moussa Moussa la ko. ah. ci jant bi tàppee maa kenn du ma ne Moussa Moussa la ko. ah musammas waaw non musammas mooy bu fekkee ne ndox mi dafa tàng la waaw dafa dem ba tàng mooy ñoom seen comme par exemple boo demee Arabie saoudite da ngay gis ñoom seen parfois journée bi day dem ba ay 50-60 degrés léeg-léeg mën na yéeg sax ba 70 degrés waaw. bien sûr si 70 degrés. bien sûr waaw ñoom matin bi comme nii jamono ji ñoom matin bi nii instant bi le matin bu jant bi doog a jóg ci lay def 50 degrés léegi waaw ah non Arabie saoudite waaw waaw moo tax ñoom keroog kii bi waaw moo tax ñoom seen kër yi dañu am climatiseur yëpp am climatiseur néeg lu mu tuuti lu mu doy waar day am climatiseur voilà donc voilà léegi tey ñooñu par exemple bu ñu jëlee ndox teg ko ci naaj bi naaj boobu bu fa yàggee tuuti rek ndox mi day commencer tàng loolu la ñuy wax ma'un musammas ndox moomu lañ sib ku ko jàppoo mais boo amee beneen nga jàppoo beneen mais boo amul beneen booba ngay jàppoo doo tiim waaw dañ ko sib mais terewuñ ko voilà ñun fii hiver la. ndox mu sedd bi waaw ndox bu seddee tamit wuy tamit dañuy sib ku ci jàppoo ba mu des maanaam mooy boo amee beneen nga voilà
voilà donc loolu la ala kulli xaalin léegi bu amee ay quelques questions kon ci wàllu googu wala ci beneen wàll tamit maanaam soit ci wàllu googu wala ci leneen su amee dañuy rom ci hadith ah non yeneen beneen xadis bi di ñëw insha allah semaine prochaine insha allah dinañ ko tàmbali waaw insha allah léegi sànq yaa ngi wax. waaw daanaka mu expliqué dafa ne ndox dafa am taaxur bu laatee laabalaatee. am taaxir. waxoon laat na waaye di laabalaatee. ak najis. waaw nga xam ne laabul. léegi moom tam beneen cadre bi nga waxoon keroog mooy tuxuur mooy lan. tuxuur waaw tuxuur ak taxuur. waaw dañoo wute. taxuur mooy loo xamante ne dafa laab te laabalaate mooy ndox mi en tant que tel. tuxuur mooy le fait que mooy utiliser ndox mi ngir laab waaw comme saxuur ak suxuur saxuur mooy xëdd en tant que lekk gi léegi nag suxuur mooy xëdd gi le fait que mooy xëdd waaw maanaam non jëf ji voilà comme wadu ak wadu mooy ndoxum njàpp mi wudu mooy njàpp mi ci boppam loolu nag moo wuti la taxuur ak tuxuur ci jëmmi boppam voilà ñoom ñaar allahu taala waaw beneen question bi ci domaine waaw xaar ci seen déedéet waaw bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sama question man da koy génn ci sujet bi. ah d'accord waaw. dañu bëggoon ci Umar ibn Khattab. radiyallahu ta'ala. ginnaaw bu mu jëlee xilaafa gi. waaw. nga xam ne moo wuutu Ababacar. waaw. keroog bu mu jëlee xilaafa gi. bu mu yéegee ci minbar ba. wax yu rëy bu fa wax te tegginu. ñu bëggoon xam lan la indi. contribution ci l'islam ba fi ñu toll di koy weer. loolu maanaam loolu ay loolu dafa bari Seydina Umar radiyallahu anhu mooy ñaareelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ñoom ay xulafaa ur-raashidiina lañ maanaam ñoom dañoo jub xocc ñu baax lañ te xilaafa maanaam dañu ko wuutu dëgg ba pare mahdiyuuna la ñu doon maanaam ñoo xam ne yàlla ci boppam moo leen may ak jub maanaam moo leen di gindi moo leen di orienter donc kooku li muy indi ci l'islam dafa bari waaye goo xamante ne mënuñu toog ne dañuy toog fii rawatina ci benn question ci jotaay mi rek wax ko ala kulli haal li nga xamante ne moom la ñu xam mooy bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo gën a tasaare l'islam parce que moom jamonoom d'ailleurs moom moo sanc dëkk yu bari ay Basra moo ko sanc Basra bi ñu dégg moom moo ko sanc waaw en Irak ak yeneen dëkk yu bari moom moo leen sanc waaw ci jamonoom ci la ñu ubbee tamit baytul maqdis maanaam baytul maqdis mooy Jérusalem moom moo ko rendraat dëkk bi jullit ñi moom moo ci jamonoom ci la Jérusalem nekk réewu jullit ba 1948 bi anglais yi ñoo jël ko ah jox ko yahut yi ci la problème ko. waaw dégg voilà entre autres voilà Seydina Omar radiyallahu anhu jamono tamit ci wàllu fiqh moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam il était tellement maanaam xam-xam bi dafa rëy goo xam ne maanaam mën nañ ni yu bare bi mu ñëwee daf ko mettre en pratique mais ci question ci ay façon yoo xam ne dafa leer par exemple am na ay fatwa yu bari yoo xamante ne moom moo ko génne mais surtout par exemple day sàmmonteeg usulu sharia yi maanaam fondement yi sharia yi comme par exemple bi dañ daan wax naan ku sàcc dañuy dagg sa loxo ak conditions yi mu war a am par exemple moom jamono bi kii amee dem ba nit ñi mu am beekoor am dañu woon léegi ku sàcc maanaam dañuy def genre kii ci affaire boobu
noo ko tudde moratoire ci affaire boobu voilà mooy temps pour le moment ku sàcc léegi duñ dagg loxo bi ba loolu jàll ah voilà maanaam qaida boobu moom moo ko njëkk a utiliser voilà mooy qaidatu